أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu min jarraka tentu. Wakola ngana interim party leader kontong Honorable Fabakar Kekendo Tombonjata anala do kunyol mume. Nga APRC dingol kontong milbe Gambia aning Gambia e bantala. Banko dinkendolu. Banko kanunte dingolu. Mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nte Muhammad marne murtana nyin sibitil ngola nga ala tentu min jarta ka tentu masakalanke kiti tela maso dunya ni mo mario anilla kira ni mo mario. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nkanuntel APRC dingolu Masha Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngakumole mayi mi yalanko abotanang mimbe kering pa mod bojana radi bungoto. Allahu akbar. Alalom mansoti. Akuma kango nying Umar rebe sirinje ibe diamola Umar. Umar isa sile alala. Umar alonko lumbina la alamari masatalla bembe konti bolale yomal qiyama lolungola ibe mbejin la kaburdinko konol ibe nyinin kala kilgo kiling Umar etebe lola liyekal ala subhanahu wa ta'ala la etende na diam da telefono dole bang Umar ila kuma ka nga moyi nki joyem farale munadna em fara etebe molti mi yalan ko manki ala nyasila na moti etada sira di bungoto e ko kantele tinya muna nkale ko ala mari masatalla yendale mankiling Umar yam fate kabirin dunya jam fo yomal qiyama billahi wallahi tallahi ngankal alala yam fatele kabirin dunya jam fo yomal qiyama ite ko itende diam dante ko losta doku wala mbe torole kono Umar iteni ala temantale ngede ko ndango foyte ngadu no besika ngadi ala subhanahu wa ta'ala la wakola billahi wallahi tallahi ngankal ala alquran wala yam fate kabirin dunya jang fo yomal qiyama ye kan wala lankang mi yalon ko amanke tonyati tenana ni man diamu ile kuma kan kono iko nte Muhammad maron tebe UDP le kele kan iko momo yalon ko ika UDP le kele ala mari masala talla se tenkereng ay toro le kan iko le kerantela nte Muhammad maro iko le kerantela iko momo yalon ko iko be UDP le kele la e mari se toro soto iko ala mari masala be UDP e Umar nte ba fule ko ilo kuma kan manke to nyati wallahi UDP manke kera patiti atole ala subhanahu wa ta'ala kuma kan le soso atole kata alka furel wuri UDP political party alka furel wuri fo ala subhanahu wa ta'ala le yamar wala bang atole ka wulo mutal ka sare wulu kendo ka mata ka sare abe sacrifice ni la ma fengo fo ala mari man satalla yamol yamar wallah UDP political party atol albukalaf mola kairala wati war alkalaf kaje molbe korole kono Umar ndenga faale len ko hada madin kilinta kuno lantela fanga min tonye ali yalla dabarol bekele pour tani moto e sele nyoka moto e ndefa ala tanina ale ko betale min batna la fo ali nasara sente muta yedamuru na Gambia banko kan aliyo bekele ama wok ngale ko nganyo dan ala subhanahu wa ta'ala yale kabring ala mari masatalla ente da fonfe mu harjeti ala ta'ala ya sefele ntemi sotola ala mari masatalla ya sefele mbe falalu minna ala mari masatalla ya sefele woto atol aninde fada bibi atol UDP political party atol man defa
nintenga asdango soto bi amanke atol UDP political party Umar mbenyi fole ko alonko lumbina lantenite be ala subhanahu wa ta'ala ben kontibola yawmal qiyamah lolul abembe la qur'ano dilamol la ba flamole ko ikira akitabak ila bugo fela karan na fokuma kangolla e be sirin pamud bojanna o ikafo membe kering alal daji ko falling UDP political party atul mo kurun sifal mbato le lade molla kayro alkokoro molla koro ko alko kontan walla ndenga fali len ko atol animo killing UDP political party kono moma kunon tela mor man kunon tela fonenga moro min tonye aninga hadama dingo min tonye naltata moruwo moriya kale ko abende tinyano la walla abende deni no le amoro man tonya faliye billahi wallahi tallahi nkalte ala la qur'an wala nkalte al qabala atolte fenolande la mimbe kerin insha Allah rabbini ala sonta Allah radi bunga be soronale amam me bake fang ni ala sonta radi bunga be soronale ala mare man sadala man sabaya koto ika fatol miye ko Umar ka fo atol miye ko ante diam tale billahi wallahi talla enteni Umar nana man diamu ni Umar malong ngala programme le moy akontele ngate kol kay ko mbe batale kono jang mantra do kula mbe batarine Allahu akbar Umar yam fatele kabirin dunya fo yomal qiyamah aning atol mimbe kering alba programme nyina yam fatale kabirin dunya jam fo yomal qiyamah ngaduno be sika ngadi ala subhanahu wa ta'ala la ate bayla hadama dingo kabirin kila sallallahu alaihi wasallam e jawsodo ntol muslime dingol ntol hadama dingol te korla jawla odam mbafulale ko Allah kuma ko mangi tonyati atol ninten man diamu UDP mantra tonyal kan walatina niaje molbe diam la UDP al mantra tonyal kan walatina political party mimbe be Gambia banko ka UDP political party lom party mi yalon ko malaf kayro la Gambia banko kan walatina kalma alte kuno lantela billahi wallahi talla alte kuno la alko niaje ka manam be APR support man ni ka dingon ka APR support ala tandina qur'ano kono ala mari masala fo mintole man di ko le fisara siol be di Gambia banko kan ala fo nge qur'ano kono ala mari man satalla ya sefe qur'ano minto ma fanne ko man di ko le fisara siol be di alo fo moliye APRC political party manke tribalist party di Gambe dingol la party lom adiya taliyo akuya taliyo nte Muhammad Marong mbe APRC defenale APRC mba defenale na ko yata momoy na diaten kumandi totola mbatala kila sallallahu alaihi wasallam fi sharandadi ye kila nenne kila sallallahu alaihi wasallam bota arabol le kono ay mune fo moliye akoy ko arabo al nyaybo arabol fe ku sabadam mala al nyaybo arabol fe ku sabadam mala wala munti ndekila sallallahu alaihi wasallam kita araboti aning al qur'ano jitani arab kan wala aning al qiyamah lo ngolay bo mo nyinin kala ni arab kan wala o ni o kola al nyakara boyela fenna munadna wo fo idaji ko munadna aw fo arabol daji ko ye fanne wara ye fanne sika fansiko nafa taala oto Umar mbafole ko ila kuma ko min fotte muriyatu bose inarante man diamu anden momo fana ya moyi ka mimbe keri yokuma ko fo wallahi kalte alamari masatalla lanteni mo kilna man diamu mimbe keri Allah radi bungo soro watala insha Allah rabbini alamari masatalla sonta nde kabirin dunta nyi nasara la nyi banko kan nana malla silakan nana man tora nana man ni kuya kusodo fali alla ferol min bela alla nyi sedan masakunda pour kaje yente murun na Gambia banko kan ngale ko ala subhanahu wa ta'ala le nda mankiri
ali alla ferol bedla pour ninta findi tan ni moto e selenyo ka moto intaki nga fa Allahu akbar wa be ketale nga beleji ala mari masala tan ninna ngale ko na kabirinte baye wuluna na manta moriya ndela balanda on ka bondi qur'ano le kono ndela tankarango nka bondi ala la qur'ano le kono woto alfatanna billahi wallahi tallahi te kuno lantela moruwo mor kale ko Muhammad marambe kuno lale al alafo moro ko ndako ay fanyale fo aman tonya fo billahi wallahi tallahi masila an mor krina fo nga moro min tonye hey al kadabaro min beke billahi wallahi tallahi ni ala nyasina tan sa kenole al kadabaro sifa minke kamol korte wallahi sa keno bar alay yamar ako momo kana qur'ano made ka kunna falin ka mo korte ala ni fata ko no bedu na jahannam bole kono alko korte minke tankarawol fana bi jël nga fan tankala min namna at keno la molla woto al tankun alla ni political party mbaja janna billahi wallahi tallahi e UDP political party mbal janjannale insha Allah rabbi nin toñala UDP political party albef ala Gambia banko kanne dak insha Allah rabbi lumbinala UDP political party la dendi ko fa motalu na Gambia banko kan opposition yabe fala Gambia banko kanne mannin kayamu muneti ala fo moliye ala mari mastala mbeda ka fo ko nyimmo kara kay APRC support akabla ya jamel no ma kela fo mandin ko lefta rasiol beti ala subhanahu wa ta'ala le bonde mandin ko kono mandin kay daji ko ngakon billahi wallahi ta'ala ngakone daji ko mem mandin ko la ngakone ala subhanahu wa ta'ala le bonde mandin ko kono mbani fabe mandinka ba daji ko mem mandin ko la ngakone ala subhanahu wa ta'ala le bonda kono dallo medna bondi Allahu alam ate ala subhanahu wa ta'ala damma lota wala nte sonna la ngamoje akalo akaka mandinkol kaja file mi yalon ko amanga to nyati aka fu mandinkol man te sonnama nte sonna fana ngaje mandinkol kalo ko wandi sido neng nga support nato kala na dunya balwo kono ala mari man satallahi min fo siyo to ngalone ala mari masala mi molda min fo qur'ano kono hada madingol la kabra mbeda ngamole mbol no mala woto Umar pamod bojang alal daji ko faling alkata siwradi bonto mi mantar kering alkafo altende destroy nola altende deni nola natol sende deni no woto alto nya kele nale to nya kele ale to nya fa wato lum altende deni no billahi wallahi tallahi kalte ala allah alma tus non tela ndabe yakarin ala mari man satallah man so mi sangoda ay banko dan danga yakar walla woto atol mu kliman tus non tela mim mantara kering alolo fo Umar inante man diamu ilo kuma ko mangi to nyati e ko UDP wolbe toñale kan nim momo ko ka UDP le kajafi ala mari man satalla se buruka e lo kuma ko mangi toñati UDP almantra toña kan si fatam faso UDP political party atol la fena Gambia banko kan ñin sacrifice atol la fena Gambia banko kan wana ala mari man satalla bal tenkere nawte bayla lum fele ngol kono alben nim salal bal blokina UDP political party wala ngo man jamfa baka insha Allah rabbi ni ala mari man satalla sonta Inspector Sedikan Banjul PIU mbe dandala mbafole ko stay away from APRC. Inspector Sedikan PIU Banjul stay away from APRC. Imo police officiality, you are there to maintain peace and stability. You are there to maintain peace and stability. I'm giving you last warning. Stay away from APRC militants. You are the one who is heading to those people, those who went to the residence of President Jammeh at Banjul. Your day will come by the power of the Almighty Allah. I have been telling you guys that this coalition government, they have already done, they are on the way going by the power of the Almighty Allah. You guys will never succeed. You guys will never succeed by the power of the Almighty Allah, the creator of this universe. Insha'Allah Rabbi. I'm warning you, Inspector Sedikan,
Stay away from APRC. Stay away from the militants of APRC. You are always attacking the APRC militants. You live in Talindi. You are the one who is attacking our security personnel, the APRC security. You are telling them that you are the guys, those who are giving information to those people. Where do you have the evidence? Show us the evidence. Inspector Sedikan, killing your cost. I'm giving you last warning. I'm giving you last warning. I swear to the Almighty Allah. Stay away from APRC. You cannot destroy APRC. Stay away from APRC militants. I'm giving you last warning. Stay away from APRC militants. APRC dingolu ñing inspector Sedikan atelo moti mi yalon ko atele mol nyaton ko yakata president Jamela Kordato mbe Banjul kamol bondije aka kuomilla APRC kan ngakala mutale mba fulale ko ala nga ko be sika ngadi ala mari masatallah ñing inspector Sedikan insha Allahu rabbi ni ala sonda aba fongolon nale mbalon la afandalem katana la mu jumalati ngonyi masakunda woliye bandine nyim masakunda woliye bandine beta silole kan wallahi ala mari man satalla wato le sida nyin coalition government ni bitale 3 years jorna I feltale UDP political party nanda Gambia banko marala billahi wallahi talla inada Gambia banko marala ala subhanahu wa ta'ala wato le sida Sedikan inspector Sedikan wokorra altara damento nkale ko altemela je ale momo dundo korra kono altemela je billahi amari temela korra kono mbe wonna and this is going to be the last warning. I will never warn you again. Ye fe ofenje alonko etila le fonkande ni ye fe ofenje alonko etila le fonkan ikakuo milla APRC dingol kan APRC militants nyaleje tenkung ni man tenkung be tenkundila billahi wallahi ta'ala be tenkundila imu inspector di molbe respect le do ko kan ngi bunya kan ele do ko kono si fatan fanso bundi jani hasidia APRC political party le Gambia banko doku ni aje molbe la biba fa la Gambia ala taala ko la president Jammeh ani APRC political party woto al tenkung ala lungol be lungo kono nande ngale ko arjumo fele arjumol kono aka nyatin nan Gambia banko kan atol police jamal bije alben nimsel albal bulo kinna atol sojar jamal bije albal bulo kinna wote bayla mumeke ala mari man satalla la wato la sita innama amruhum idha arada sayha an yakula lahum hum kun fayakun adamalo masoti mi yalan ko koku diata aba kelale ani mukrinta nyinin kalala ba taro nana man qur'ano moyi ba taro buka qur'ano moyi alngata de ala mari man satalla la wato la sita Inspector Sedikan, I'm giving you last warning. I will never warn you again. Inshallah Rabbi. I will never ever warn you again. This will be the first and last. I will never warn you again. Gambian State House. Saal jahaltale. Allah takalon taka information soto nyadile min katama State House kono. Ani min bekeri nje nka soto nyadile. Nalla takalon mba fola lele nalba kenola. Albuli arjumalungo suto la suta fulanjango anen tenalungo suto a suta fulanjango aliye arkan fulo sali aliye abdullah mani masala afa ko ilen jondingo ilen jondinding ñing fuaro ñing jondingo ñing aka ñu ko la ñaadile ni mari senata ala batandi le lale ndamang information to ndama agent soto min ka information ndela billahi wallahi ta'ala ma soto State House kono ma soto I don't have any friend who is a soldier at the moment right now who give me an information either police or NIA nobody
ni momo accuse ka ko yeta information dinyina ya tonyele security kono ko nyine ka information dinyina ya mari tonyele nkale ko alalenda bari mankiling ala mari mastalanda mankiling nga falyela ame bata nkale ko manke morti manke woliti ala mari mansatalla lenso hitmanina woto hadama din kilenten keleno la ka busimbulu foni ala mari mastalata annoni ngatrale ngatra mama bul ngatra fabulu mfanam fele ngata woto al tenku al nga fata nyola jeta usay al jaxal tale say falka molki ka fo kan de kiskis ngana lafta ana lafta alta FBI ali italia fo inde kiskis tous ale banko tani fani ala albat sen lele mimbe keri nal mafu gambe non ba fo lele alla wato la sida woto nkanun telu APRC dingol gambe din ken atul min kele mon ni nani hakilo la mba fulale ko tanaw tana mantarante la jande billahi wallahi tallahi tanaw tana mantarana nkalla kayro kono ngawuli kayro kono tanaw tana mantarana jang mbugalla silakan ni umar rakuma kuma kan tangolom ha amin fa man to nyafo ako ala mari masdala ndek ala mari masdala ndek kasara kadum be UDP le kele kan ngata ndena tol ala subhanahu wa ta'ala be min burkala ala ngata mbajale insha Allah rabbi gambia dingol APRC din kendolu kanun tewol mbaflal mumbe ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim be Gambia nolu kontrol nambe tentu lambe jay lambe APRC nkolu bale kontrol na under the leadership of the Supreme Leader Alhaji Yaya Abdul Aziz James Nyonkun Jammeh, the Right Honorable Fabakary Kendo Tombong Jato Jata bale be kontrol nam bale tentu lam bale jayila be duwala ali simaya banin tankola ni jata sahola be duwala ali ngal mabe lunna lo me yalon ko be babele mansa ba receive la Gambia kono jang wolong sulata pulam mankoto wolong hani nyepetolo hani menentanolo hani jatolo hani wulolo everybody hani ninna kunol men betara equatorial Guinea be ba Scotland woto APRC nkolo ngali tentu ngali jayi be duwala babele mansa ala ma nyimma futal kayra kono alaw mare ala na kandande amen ko mo fonfenta alaw mare ala na ma bendino kayra ba katon kono jang ay na kayro kono ay banko tara kayra kono ay be tara kayra kono odo APRC nkolo bi mfintana ne pour nga kacha me ya lonko nale pele dentala APRC nkolo ngale lonkun falla ngale long keba bunya la ngale lon respect ko nim bunya damal ma lon violence la ma lon nendir la ngale lon kulwo ni khoromo ni bunya APRC nkolo momo be da woda ikobe APRC le e ke danko Supreme Leader la Alhaji Yaya Abdul Aziz James Nyonkun Jammeh anin the Right Honorable Fabakary Kendo Tombong Jato Jata kumandirol mo be tenkun mo be si tenkun nyim banko 22 years nte batala nga doku nga develop nga dunia be nya bonde Gambia fe nga dunia be Gambia respect nga lon tenkon ni Cairo menna ntol te kala moto me yalan ko membe o tenkon ni wo Cairo ti nyala nyim banko kan APRC nkol agani yatal ale ngani yo men soro 22 years back anin sain tema wala mo ka banko yirwan ka banko dingolo tankandi ke so kayrola ka banko yirwandi lafta futal damen ma futaje anin ka banko dingolo ibe Gambia la bank ibe dunia kono dawada kay dignify kay tandila ko you are a citizen, you are a Gambian, you are a human being, anybody should be respected. You are going to be more respected than any individual as far as dunia is concerned. Woto APRC momoronding ike danku APRC lala dukarere ali nga sinna suwol kono nga sabati ali nga si suwol kono nga sabati ka fombe fintila mbita yo fi rol ila hajo tigi
ka fonda be tambilal do ni man haju soto du kare jamfa yebo fitina ye jamfa mo moron dinna i mari be fen kuru kan nin korolem ye jamfa mari nin kayrolem ina mari yesi ale kayro kacha de kali amarre de APRC because ntolu nin tolu pareta lu mem kombe fintilal a mote Gambia kono a security te Gambia kono membe APRC stop no pour ka finti woto ni arta sembo be bulo kono inante la sembo sambala horomo anin bunya anin alfa respecto anin ka Gambia respect ka bunya woto APRC ntela yamare ndi mo menti momo ye tenkun konun men ye APRC kajafi ya neng ibulata APRC kolla eko APRC be kasara la eko APRC nanata fulanyi Gambia kono jang nga molu gele woto bi ni wol be fenferendin mala fenferendin na ntolo bulo nanta sene ala jele ntolo bulo manyana hani tele na jema fa APRC konka men fali barako beje nyabo beje kumfa beje Gambia dingol ya respect alla kuluwo anin famajio anin kasabarota because dambita kole ya menna wo kole ya teje kotenke wota ni woteje APRC al tenkun mej APRC woto ngali be tento ngali jayi mbe duwalali alaw mari alay mbe kandan alaw mari alay banko sumaya ko galasu dunkulung alaw mari alay tanka fenfembe fitna koto alaw mari alay amurunda mari kam fenfembe kayra koto alaw mari wo kayro alaw mari alay afandi banko ka fenfem mun na kayro alaw mari alay tilindi wala na kayro mo fenferen dinti alaw mari alay banko tilindi wala la ilaha hormoto makani madina hormoto alquran hormo APRC gache ngalama the right honorable Fabakar Kekendo tombon jato jata alaw mar alay mendi dal di mbala ñaan alaw mar alay fem bondi bal mentam betetel the supreme leader Alhaji Yaya Abdul Aziz James Kinkun Jamme Babili Mansa ala be sawo kelen ye fen ferendim fo ntolo nga jele ye fen ferendim fo Gambia no ya jele woto Babili ala o mari ala ni so simaya bala anen jata sahola ala mari nga ñoje kayra ba kono Babili ala baraka bak APRC wa nuyu naa leen isa audio bi si génnee rek affaire crime bi bu happen ni fu njaamay wasi rek fu njaama ñaamal tuuti rek man blame ma kenn blame kenn luy happen si Gambia bu kenn blame kenn in those days ganaar bu dee day lewal Yaya Jammeh moo ko rey picca bu daanu picca bu xiif ne Yaya Jammeh la lu happen si Gambia bi ñu ne Yaya Jammeh la bii tak Gambian si war naa leen ko den picca bi lu happen right now bu kenn blame kenn bi leen président bi ak adviser mi 7 advisors ga mun ko advise anything mun ko advise dara bu kenn blame kenn ay blame Busumbala ay blame fii blame nangam Busumbala ni nga def foofu noonu 22 years kami Yaya Jammeh 22 years musoo dégg Busumbala di ubbi seen gémmiñ ni yëpp ñu ne teg lu tax Busumbala léegi mu xam nit Busumbala mu gën a féem daan Banjul gën a féem daan Buyaam foofu sa dégg loolu Busumbala dafa nekk dëkk bu rëy because lu happen tuuta li fi naata just recently attaque yi nii Busumbala la dooree dara génnewu fa président bi deful benn investigation luy happen suñu dëkk bi nii suñ ko mënte wax nañ ko bàyyi because bu leen toog fii di wane waaw police lii blame bi bu kenn blame kenn président bi laay blame because a lot of things has happened in the Gambia
président bi musta génne benn kaddu mu tontu boobu Ibrahima Cissé bu nga def boppam comme film ñëw na tontu Ibrahima Cissé boobu mun na tontu Ibrahima Cissé boobu mun na tontu any crime bu happen in his own country boobu mu ne moom président la bu kenn blame kenn de blame leen président bi waaw because even 2016 so demee 2016 before the election Yaya Jammeh mu ngi si brand new pickups mu joko police joko army ana pickups yooyu noonu Land Rovers li fi yooyu noonu with all mu ngi am yëpp silence ana yooyu noonu yëpp la ngel jaay bu nga xamee win neen rek gaa yi gel yëpp ku nekk gel jaay génne li fi yëpp silence bi Gambie si luy xapu seen dëkka ñu ñu koy tooga ñu koy lekka ñu ni neen ñoo koy lekka because lii man bléew ma kenn xanaa ñaata benn rey moom mu wax bu noonu in Gambie ñaata attaque lay attaque fa bëgg a toog mu jaar dañ ko attaque wu ko fii ku ñu kaa jóg pour wakal la woon du looya daabo mu ne problème bi APRC ñoo ko koos bu sumbaa la président bi mu ngi fa woon looya daabo mu ne APRC la woon léegi nii luy xappu si Gambie bi bu ngeen blame kenn blame leen seen président bi fii la gars yi reyoon dat army boobu noonu sànni ko si lifin bi naata si teen am na benn army ku dee in fii naata di mes army mes bi gane si pool la gaañu xam nga naka nit di raw si pool raw la si géej ngay raw si pool foo mu sa digga loolu ba bu ngeen toog fii di blame nit yi bu kenn blame kenn blame leen seen président bi moo isi problème yi moo isi jaxase bi seen dëkka ñu neen soona ñu ngi soona su biir dëkka we are not happy sa biir dëkka sax nga nekk foree na pour génn si lifin sax nga comme para Gambie moo neex rek sa biir dëkka fii ku nekk du blame waaye police yi blame fii bu kenn blame kenn Yaya Jammeh bu nekkoon fii 2 years soo di ko crime yu bëri yi nii da nga lay génne sax nga fiixlu nga dem si koñ yi kees yi ñëw 3 o'clock nga dox yoo kenn du la palpe boo léegi palpe mu fa woon de tay boobu noonu boo doomu sa di palpe yu bëri yi nii yëpp lay arrêté gars yi ay doo fii di wane busumbala xatee la busumbala waaye yow busumbala every crime rek ñu fa every crime busumbala looy bépp président bi benn wax angu dara boo demee ngeen saaga président bi nga seet one day just 1 second mu génn si wax yu ñaaw bala ngay toog fii di wane 3 years jot na dafa may ne ma taxaw fii 2020 that's not our problem constitution we know the constitution president ñu not the constitution bi you cannot keep on singing the constitution but we are crying ñu lu ñoo jooy mooy the security fii Gambie mi seefu sa biir konti kenn seefut ko dafa seef yow da ngay naan xanaa boobu moom suma maas yi la xam moo seef Gambia fii yaa ngi génn sa yaa ngi xalaat sa kër sa kër bi ni nga ko daaji woo doo daaji laayit amut mu ngi lëndëm yow fii man blé moo kenn de man lu happen busum baala problème yu bëri mu ngi happen in the Gambia this political things mu ngi happen parce que musuma ko dégg mu ubbi gémminam bi mu joxe nation address wala hey look this is my country lii no 7 advisors mu ngi ko advice dara ku nekk mu ngi toog foofu di selfish interest doo daaxa ñooñu noonu ñoo xam ne ñu ngi foofu noonu yow paa yu màgget yooyu noonu ñoom kii na ñoom Momadou Badji nekkul def seen liggéey ku nekk mu ngi ceeb toog fii di ñu rey ak problème soo bëggee génn sax problème la xam na ne waaye yow tay boobu dama génn ñëw 3 o'clock laay dox manjaay ba fii man dox na manjaay si ruuxa yëpp doon na manjaay dem si yoon mi gannaaw bi ñëw ba kër ba Kanifing Estate musuma am problème ak suma biya musuma am problème maay ñëw léegi booy problème sax bëccëg sax gars di la palpe ñu bëgg a blame youth si ba pare nag leena mooma naxaree nag leena mooma jaaxal dis bagwe boys yi Gambia si mu ngeen fàttale ko
90 2007 2008 2000 ba 2016 boy si dem back way the same government bi ñu nekkoon tey government bi ñoo nekkoon di wane waaye liggéey amul fi boy si génna leen dem leen uti liggéey back way bi muy bëri woon nga di wane waaye dem leen the same hangal nit ki loo eenee nit ki lu moo la happen in their days. Look at it now. In those days, bu yaay mi di gars yi di di dem international di wane boy si ñu ngi dem back way because of li fi naata liggéey amul dëkka liggéey bi amut dugg na fii génn na fii di waxo yu rëy di yaa government bi Yaya Jammeh di waxo yu rëy te mu ngi ni the same people lu gars yi di ko def bu gaay jëlee réew mi lu gars yi di ko def the same people yu gars yi di wane dem leen génn leen the same people gars yi di port tey gars yi di toog fii the same government tey di toog fii di jooy di def investigation. We are tired of your investigation. Yéen starting from the president yéen da nga war a wàcca lu happen in the Gambia right now is your problem yéen si problème bi yéen a si problème bi Gambia soo gisee booy si bagwee bi nii soo leen deportation boy si léegi now you know how difficult it is to go to the this ozons with all the effort with all these people lu ngay jéngu yëpp nga isi leen back to zero ma lu ma mën a xari si àdduna bi Gambien si amuleen benn yërëm government bi amuleen yërëm te ngeen a toog fi di wane waaw dañoo def investigation soo leen defoon lii bu yaaga bu yaay mel ne ko di stop ngeen a toog fi di suuxal nit yi léegi mu ngi ni di ngeen a def investigation ba pare the same people ngeen deport gars yi when you were signing the deportation you don't know xam leen booy si nii leen jaaree xam leen luy bagwee ngeen ñëw fii di ñu rey fii di wane waaw dañuy def investigation waa demeen téye kii yaay mais bu nekkoon di téye gars yi ngeen toog fii yéen the same people yéen a toog tey Barrow and his co yéen a toog fii di wane waaw deportation li fi la dugg na fii génn fii booy si ñu bëri di génn di suuxal gars yi booy si génn yaay me lu mu bon soo xasee ba génn bagwee bi doo dee ñëw because yaay dafay make sure that you have your own papers nga am sa kayit Europe whether Europe or America by force nga am lifin bi dem na ba UN mu wax ko foofu noonu jàmbaar lii mooy góor su dee góor lii mooy góor nga sol tubéy nga taxaw fu sa moomi góor yi taxaw nga wax lu la nee loolu mooy góor ba too fii suñu la waxee dara nga xaar ba rally si amee ngay too fii di ñu rey ak wax yu bëri di dóor dina léegi nga ne yaa rey gaynde bi foo reyee gaynde bi léegi nii booy si gis na lu happen nii 52 people to 60 people ñoo dee with the bagwee te ba ñii yëpp suñu rëccoon rek gars yi si paper bi pour que da ngaa signaat président bi xool bi du noonu da ngaa xalaat démb yow tamit di same route nga yuusoon booy am loo yërëm yow sa government bi yëpp kenn amul yërëm askan bi loolu def rek first day ngeen ñëw yow nga taxaw nga in fii naata in England nga ñëw ba England ba tubaab ba Tony Blair xool la nii xam na dafa la sib sax because buti yu lañ ne ko di jam di wane Europe is full kam moo la wax Europe dafa full dafa fees foofu sa dëkk bu fees ay rotation ba ngay am xanaa tubaab bi ne ko di dem yeneen dëkk di xosul nga ñëw fi dëkk bi dafa fees booy si def seen taf génn Gambia ñëw ngay sign paper nga allowed ba pa léegi nii kam moo sign paper ku ne xam ngi noppi tey the same people day ngay ñëw fi di ñu rey ak wax yu bëri yaa isi problème bi yëpp waloo sign kayit yaay mel lii moo tax ma laaj si Yaya Jammeh di moom nga génn Gambia rek mu ne fii Gambien si yu baax yëpp toog nañ seen syndicat fii amul kenn and by force ñu yëpp dañoo share the culture of any country boo na ñëw pour slavery war na ko dem leen déglu lifin bi xam na enjoy si la dinañ si lifin bi speech am bi UN fii man nu may blame kenn président mi la blame bu ngeen blame kenn waaye nga président bu ñu rey booy si ñu nii dee 60 people dama gaa ngi wax seen métit sax seen lu koy encounter yow donc time boobu noonu Yaya Jammeh nga def loolu noonu di moment problème moo xappul rek dafay yónni plane special plane da lay yónni
special plane mu dem jëli gars yi dama leen ku leen ne Liberia in those days Libya bu sunka ay nekk foofu di government li fi mi nata ay ñoom di smugglers di small suñu jigéen ñi di dem foofu noonu pour gars yi torox leen am na benn jigéen xam naa ko sax mu ngi dëkkoon fii nata Latrikunda jaamaan jigéen boobu xam naa doomam yëpp moo confronté Yaya Jammeh bu demoon fii nata Libya mu ne hey Yaya Jammeh lii ak lii leen toogee fii Yaya Jammeh moment mu ñibbisi rek mu ne protocole am hey yaa nga la dama yónnee suma gars yëpp ñibbisi jigéen bi xam naa ko nii muy digga Latrikunda jaamaan bilaay si arabe la nekkoon Yaya Jammeh moo dem isi gars yi special plane Libya the same thing special plane Gambia Sénégal problème bu fa xamul special plane lu mooy nit boo di toog bi di sign gars yi ñibbi si leen ñaata boys ñoo di yónnee xaalis pour famille bi yow tey su fee européens yëpp den boys yu nekk Europe yëpp den stop isi xaalis pounds Gambia économie dafa daanu waay soo leen foogee ne Gambia économie bi tourné si rek lañuy yaakaar ku nekk I think so a lot of people are joking a lot of people in the Gambia are joking a lot of money the contributions right now in the Gambia su ma fenutee rek 30% of the incomes is coming from Europe and America booy si yuy seen xaalis rek pounds yi mu ngi lifin mu ngi seen xaalis every month am na ñoo xam ne every 2 weeks mu ngi seen pounds yi euro yi dollars yi just to make people survive in the Gambia moo tax su ma gisee Gambia bi muy dem Youssou Ndour mu sanse ba ma ne waaw yow maa ngi toog fii Angleterre saa umoon lii ma ngay deewoo suba si seeda bi dama ne dangay Finlande yi naka seedee foofu noonu ñun fii moom taw rek la ma saay taw rek boo gisee du ne complain lu gaay wax Gambia rek ñu yónnee Gambia moo daxa takku ñu ngi lekk suba breakfast lunch dinner ñun amuñ ko ñu ne yow eewu suba dem liggéey ñëw soona loolu def de sangu rek nga dem tëddi boo pressé ba waa ngi ni dem di deport nit yi di sign paper di ñëw fi di ñu rey fii mu ne Europe is full foo mu sa digga dëkk bu fees dëkk bi dafa fees foo mu sa digga dëkk bu fees dëkk bu fees dafa am léegi ngay ñëw fi di wane waaw dañoo def investigation soo bàyyoon boys yooyu noonu nekkoon fële naka Europe ñii lii happen nii sax nga def investigation we are tired of investigation 3 good years investigation and I never see a report for Gambia da ngay gis investigation boo xam ne 3 good years simple investigation bu sax mënu ko def ñaari soldier dee neen mysterious death kenn ki moom indi mes bi la dee kenn ki moom dañ ko rey ba fa jam ko si lifi bi nata si teen bi tamit Yaya Jammeh si li seef mu noonu ka ne waa Yaya Jammeh moo yónni jong la si caa fara xanaa bii moom Barrow moo yónni jong la sa bi waaye lii waay Gambia moo neex waay léegi mu ngi nii 60 people dee nga yónni 100 and something 104,000 la gis moom la président bi yónni for the victims ak maalo caapan li mu la wone Gambia day xiif 114,000 what is that yow mën a foog ne da nga wone 1 million or 2 million dollars nga war a yónni what is that 114,000 100 and something thousand loolu is a small money, it's a chicken change. That is almost what 2,000 pounds. Look at that. 2,000 pounds. Look at that. My president, look at that. For beba nga yoni guys sakumalo, gana ñu la war den hif. Sakumalo. You don't make their survival be. And a problem. People fail to understand the mentality of Yaya Jammeh. Gis nga dafa baax pour nga gis nga nit ki anglais ñu ne naka dafa baax may dem pour napakati jën di ñëw éviter nga ko ne meema
nga woon ko nag lu mooy naka mooy nappee moo gën éviter mu laa ñaan sarax si boobu da nga ko lay contrôle yaay mais loolu la def loolu la waxoon Gambia si back to the land doomi xaraam yi nag yaay ñëw fii di wane slavery la slavery Europe in those days Europe ba mu nekk Europe they def slavery they were slave people dañ jël nit yi ñoo bilal leen time boobu noonu su la waxee how much they are paying man dem na benn place boo xam ne da ngay dem 120 deep mines la mines ko xam luy mines da ngay dem 120 deeps under the ground nga xool ñooñu naka la ñu ko di liggéey and how much they were paid am na ñeneen ñoo xam ne sa nga raas bool sax moo gën nga liggéey foofu noonu maa leen ko wax under mines billaay walaay taala maa leen wax léegi da ngaa gis ne hey ku la bu kenn nax la mines ma gis naa tubaab bi fu ñëw liggéey dem naa ba foofu noonu mun naa def benn nataal sama wane mines naka la mel naa ko try ma seet ma xool suma picture si ma yónni leen 120 deep Europe ñu ngi liggéey seen digga ba pare soo xoolee ñooñu condition bu gaa de du ñoo fay gars yi nga xool sa boppa ma nekkal la fii sax naka raaskati bool sax moom ma gën a may liggéey fii si mine si because at any time mu ngaa dee foofu noonu suuf bi dafay ñëw léegi-léegi nga tase ak ndox ba si underground nga nekk léegi-léegi ndox bi ñëw ramasser ñu bëri dee bon yaa ngi ñëw fi mu ne nii go back to the farm mu aaye football booy base sax dëgg naa ba kii naata kii mu arrest some people naata mun naa fàttali ko kii naata Marena taa mu nekkoon commission na foofu noonu mus naa arrest boy si dem bu na dem play by force boo tey Europe soo déggee Europe mu nekk Europe gars yi ñu ko biral seen boppa def seen boppa seen slave ku ne dem read the history of Europe naka Europe ñëwee ba nekk Europe dafa Europe dafa jóg tey mu nekk Europe jógul tey mu nekk Europe de président bi dafa war a bàyyi xelam bi doo fi di say nit yi deportation da nga xam ni ki naka dem ba Europe kii jaar baag wéy also the desert duga si géej bi ñëw ba Russia ba dem ba Italie ñii dem Germany ñii taf nga deport leen for nothing jox leen dara yow ngay ñëw gars yi ñibbisi ngay jox gars yi 100,000 yow 100,000 lan la mën a defal Gambia bi one Gambian 100,000 su ma ko amee la koy def ba fu some business ngay dooree te time yi Gambia benn business booy ku ne xam nga the same business about 100 person is doing the same business ku ne xam nga def taxi driver ku ne xam nga def li fi nata the same thing nga jóg nit ki 100,000 ak saaku maalo noo ki ne mu dafa xiif nga loolu saaga la saaga bu rëy la yi si fi tamit yaa jame la maa leen ko war dafa naa jox xaalis bu ndàmpe yow nga nekk wéykat rek mu jox la ndàmpe yaay mais lu mu defal lu mu énee Gambien si billaay wala ñu bëri ñu ko daaneel tey soo déggee da nga dem di fi musicien si ñu ko kaa rey musicien si bëri ñu ko rey fii ñoo rey nga Gambien bi dem buggee neexul benn neex rek booy ko xamul nga ñu bëri du follow yaay jame dafa bëgg na def studio a big studio in the Gambia mu jox gars yi ñu xam liggéey bi gars yi labaj xaalis bi yëpp léegi go and find out lu may wax ni si biir dafa am line gars yi labaj xaalis bi yëpp the first musicians in the Gambia boo xamee yaay jame dafa lañ jox $1 million twice la jox gars yi mooy penca bi la joxoon $1 million mu ne pour gars yi bil dafa seen boppa gars yi ngeen xaalis bi lekka ko ñoom neen mu doon penc bi mënut a dem kanam dama leen la tee man xam naa xiis lu may wax ne man loolu dama ko déglu nii yaa yeme mu koo wax bu penc bi demee foofu noonu they were 5 people ami séeri ak jëkkëram ak ñii nata ma ne penc bi laa la wax penc bi they are the first people ñoo xam ne yaa yeme dafay ekkati $1 million mu jox gaay pour gaay développe seen boppa anamu lekkoon xaalis bi mu ñëw fii mu jom Demba Konta mu lijjante ak gars yi mu ne naka build studio bi parce que moom bëggul pour Gambien di dem Sénégal pour li fi nata def recording bi anamu loolu jëloon xaalis bi lekka ko ba pare ngeen fii ba yaa mel lu dafa ma ne su yaa nga nit ki lu di nga ko saaga de boo yaay mis bés bu ñëwee TRRC ba mu wax Gambie bi daan dee xam naa ne TRRC bi dafa dem 1 week yëpp dafay tëj kenn du liggéey
bu yaay bi bés bu may toog TRRC bi déedéet kenn du liggéey 1 good week mu toog rek ay bàyyi ko mu wax moom Essa Faal ay Essa Faal dafa daw Gambien si dama la ñaan rek lu xapu suñu dëkk bu kenn blame leen président bi as far as in those days ñu ngi toog di blame Yaya Jammeh léegi ñu toog fi di wane waa président bi di wax président bi da nga xam nga ni ku sedda mu gën a dangerous xam nga ni when a silent person agrees whatever you do kon président dafa mean ne dafa agree with what is happening in his country loo xam ne àndu si rek daf lay jóg mu wax loo gis ne àndu si rek daf lay jóg mu wax dama leen saaga président bi fii la kii naka Ibrahima Cissé ñëw waxoo benn wax bu ndaw mu mer mu dóor dee na dafa wax benn lox dama ko yéene woon sax dama xool président bi ma ne ko xëy président bi kii du nit kii si mere déedéet nii la lay mel dafay déet damay seetaan boo xam yëpp si mere fii dafay déet loo mooy lifin la nata béy xam nga béy du maate boo béy si maat si mere ba mu def damay seet béy bu mer mooy président bi si mere noonu la lay mel dafa loolu baaxu si dëkka nit ki da ngaa wane soo meree da ngaa def ndànka di ñëw si lifi nata TV lu xapu sa dëkka yaa ngi ne teg waaw ma dara nga jox 60 these people ñu jógee back way right now 100 and something thousand what is that ak saako maalo noo ki ñoo ne xiif xanaa boobu mooy jàllee dëj bi yaa ngi mu ngay joxe more than half a million si saasi mu compté ñaata nit la football bi su ñëwee mu jox gaay almost 1 million yow ngay joxe nit ko xam ne dañ dee dama yaa ko koos ñu rëccoon Gambie ñu rëccoon dem tamit Yaya Jammeh ñu rëccoon yëpp nga deport leen ñu rëccoon yëpp tamit Yaya Jammeh yëpp nga deport yow sa yaram bi dawut nga ñëw léegi di yërëm ñii doo full course wala président bi ñu ne yaaga di full course ñun dégg nañ anglais dañ yaaga di déggoon di full course te ba gisul dara since 2016 di full course dañoo implement di full ma ne we are tired implement boo xamee ne du génnee results ñu leen soona ñu ngee dee every day ñu leen soona si dëkk bi yow soo foog ne yow sa économie bi yaa ko esi tourisme bi moo ko esi ak jaay gerte yi ak li fi ni yoonu industrie hey dafa na 30% of the income of the Gambia outside ñu koy pompe léegi outside si nii boy si yu dem boy si ak jigéen yi suñ jigéen yi ak suñ koto yi ak ñu nekk Europe ak America any country ñooy yónnee xaalis every day every month ñu ngi yónnee xaalis nu mu bon ñu ngi yónnee xaalis boobu noonu su ko dajale yëpp is almost something million mooy dugg Gambia every month laa la wax something million yoo xam ne xaalis mu ngi dugg from Europe and America and Asia moom la nit yi di pompe every month because yónnee rek benn nit di yónnee am na ñeneen yoo xam ne ñu yónnee £10,000 ñu ngi yónnee $10,000 loolu su ko xoolee in the country bi nga xool how many people are doing it ak seen am na ñeneen ñu ngi run business loolu yëpp li fi la pour just to boost the economy of the Gambia economy du mun a dem because yéen yëpp labakat ngeen selfish interest ñoo fa nekk selfish interest du dem ni ki this kind of strategy si hapu ne si country bi dañoo ñun yëpp dañoo war a condamné ba pare yow foo ko condamné si ene rally again nga ne 1 minute silent da nga war a suspend that day da nga war a suspend sa lifi mi na political rally bi nga won condolence in Europe we do that yeneen dëkk da nga su fekkee political party bi that day nga dégg ne ñii den dee yaa ngi bu ñu déggee ne président kii nata président Laurent Gbagbo la Guinée Bissau dafa gaañu dafa suspend everything dafa ñibbi bi moment mu dégg ko dafa stop rally bi mu ne ni take me back noonu la koy escorté rek touriste ko rek nga yóbbu ko dama la de all these soldiers yaa ngi that day waxut ak kenn du loolu bokk na bu kii nata nunu Vera buñ gaañwee yaa ngi dafa twist mu dem anything that happen lii mooy nit ki da ngay love your country love your people
pan africanisme nu nga war a def yooyu yaa ngi nii nga diga 60 people ñoo dee 60 people ñoo dee they are all Gambians yow nga tax nga dem nga make sure that day da nga war a cancel that rally boo da nga ko war a cancel boo yow cancel loo ko nga dem ba in a political rally nga ne 1 minute silence ndeysaan mooy self interest moom dama dégg loolu dama la gis foofu rek nga ne 1 minute silence I was shocked dama foog ne you should have cancel that one nga joxe nga flag yëpp nekk half because 60 people you're there 60 people it's a big disaster for Gambia they are all youths you defaloo loolu déedéet nga dem in a political rally ngay wax yooyu doonu si political rally you have come nga def statement nga joxe speech nga condemn loolu noonu nga wane gars yi tey damaa cancel suma lifin bi naata suma political rally si 2 days duma génna pour woon Gambians I love you bu kenn def la ati loolu bu kenn dem bagwee boo def nga def loolu dara nga dem ba political rally nga ne da nga kon ma ne président bi ma ne so nga suma waxee sa affaire moom suma groupe bi du nee de waaw yoo kay nii rek alhamdulillah rabbil alamin suma doom ñëwaat naa moom mbokki waa Gambie ñun law APRC Diaspora Radio ñoo teew again fii pour waxtaan ak yéen demba ñun ñëpp gis nañ li xewoon Gambia am na góor bi ñu taxaw téyewoon Farato bu Sumbala ñu ne dañ foogoon ne xale yi la sàcc fekk affaire demoon noonu li xewoon mu ne dafa ñëw Farato taxaw foofu nekk di toppatoo beneen soxla foog naa time boobu lañ gis ne am na ay xale ñu nekk ci moto am bi fekk foog naa beneen góor mu ci biir moto kooku rakam la waaye kooku mumu la kooku munu wax fekk moom mu ngi jógee ci gardenam li ñu wax so police bi si lañ ñëw ñu call attention am ñu ne ko mu ñëw so bi mu ñëwee ci delluwaat si moto am ñu laaj ko xale yi mu ne xale yi doomam yi lañ so in that process ci laajte yooyu noonu am some youths ñëw fekk leen foofu ñu ne dafay fen ñii dañuy sàcc xale ñii ñooy sàcc xale mu ne man ñii suma doom la ñu ne nekk noonu sax di ko dóor te noonu la mujjee mënuñoo bàyyi police bi mu def liggéeyam ñu yaaxam moto bi dóor moto bi def anything ñu taal moto bi te ndekkite woo kooku li mu wax loolu mooy dégg tuuti ñu rey ko so loolu moo tax ñun as APRC Diaspora Radio ñu ne foog ne lii jar na ñu ñëw fi ñu def 1 or 2 audios waxtaan ak askan Gambia pour advice leen ne façon yii nañ ko bàyyi because doo mun a def mob justice ngay def jël loi bi ci teg ko sa loxo lu xew rek yow nga ne yaa am doole yow yaay jàmbaar bàyyiloo police ñu def seen liggéey loolu mooy number 1 da nga disrespect suñ security officers yi ñi fa teewoon su security officers yi fa nekkul sax yow soo gisee situation boobu noonu ngeen suspect ko téye leen ko yéenaa ko ëppa doole use ñu fa ba police yi ñëw ngeen ko police yi hand over the person to the police loolu mooy yoon boo xam ne noonu la affaire yi war a demee waaye suñ bëggee jël loi bi di ko def suñ loxo comme bu Sumbala every time du waa bu Sumbala yëpp de waaye façon crime yi mu ngi xala bari foofu ñun yëpp yëg nañ ne fii lañ defoon crime 2017 I was in Gambia dama demoon attend meeting boobu noonu that time APRC rally bi bu fa zone gars yi ñoo jógee fooñe loolu lañ def ñëw attaque ñooñu gaañ leen ak leneen waaye loolu nekk it doesn't mean bu Sumbala yëpp ñoo mel noonu Farato no am na some people ñi nga xam ne they are around that area they have so much energy ma ne li ma doon wax suma doom fii moo nag ma ne ko suma doom man lii sax government bi war nañ jël action am nañ material evidence li wane ne ñii diw ak diw mun nañ koo xamee ci vidéo bi ñu dem jëli kooku ñooñu because Kamfenda suñ time after election bi coalition bi I don't know UDP la coalition people la doon jógee ci combo ñu dem ba Kamfenda taxaw foofu ñu am some problems with waa Kamfenda xale Kamfenda lan la government bi def seen police yi ñu arrest xale yooyu yëpp andi leen brousse bi génn leen foofu foog naa dañ leen mujjee tëj waa ak jigéen yi ak seen doom yi yóbbu leen mile 2 man ma ne te boobu amu leen vidéo léegi government bi am ngeen vidéo ñi ñuy def ay naka sudul loolu xanaa man ba tey yëgu ma ne start nañ di arrest youths yooyu dañ leen start di arrest war a arrest bu dee fële mile 2 dina fees sax ñu yóbbu leen amicam bi ñu jox leen benn néeg foofu ñu toog ak moom foofu because government bi suma doom suñ deful lii sécurité bi suñ deful lii then this is selective justice
kon nekkuñ di doxal loo xam ne man dinaa si d'accord am nañ vidéo maybe they are in the process am nga léegi-léegi ñun dañ dee yàkkamti waaye suñu yàggee tamit ñu fa involve ñu bari dinañ daw ñu génn dem taal moto kooku everything suma doom welcome alhamdulillah rabbil alamin my dad jërëjëf di nuyu mbooloom APRC Diaspora Radio nuyu suñu Babili Masa the right honorable Papa Jata or right honorable Rambo Jata and uncle me koli and executive members yep maa leen a gërëm my right honorable secretary nuyu naa la bu baax di gërëm di ñoo wax ne tamit comme li nga nekk di wax ni my dad jaxal nga wax bi loolu mooy dëgg bi parce que lu xew mooy yow soo seetee government bi luy nekk di xew léegi di nekkut mooy first thing luy happen diggante Busubala wala Farato ko Busubala léegi lii mu ngi mel ni foofu as ñu usual problème daf dee mën a am foofu noonu waaw loolu leer nañu waaye government bi dañ war a jël action waaye nekkuñ di jël action te gis nañ fi sample comme li nga wax noonu lu happen on Camp Fenda waaw coalition yi buñ ñëwee fii jublee di ñibbi ñoom ñoo leen du fekk fa waa dëkk bi ñu tooñ leen leer na ñëpp ñoom ñoo leen tooñ ñu jaay leen doole waaye government bi dañ jël action order ay trucks ñu dem buub xale yu ndaw yi jigéen yi maire yi indi leen dem tëj leen si kaw ñoo leen tooñ waaye léegi lii yow lu happen Farato nii loo xam ne loolu something very dangerous waaw government bi jëluñ action te évidence yaa ngi am te kon loolu war nañ see bàyyi xel waaw moo tax ma ne Farato dañ fa war a bàyyi xel Busumbala war nañoo bàyyi xel Yundum war nañ fa bàyyi xel because lu xew mooy xam nañ ne foofu mooy area for UDP this coalition foofu seen area la te tamit foofu moo bëri problème buy happen Gambia fii lu war a serious soo leen laajtee rek dafa nekk foofu noonu understand taaloo nañ foofu ay pono taaloo nañ foofu gaañoo nañ foofu noonu APRC buñ doon romba jabari jàmbur jigéen bi gaañ ko very serious loolu yëpp dara jéenut si gis nañ loolu anytime problème foofu la ñu ngi nii tamit pare rey doomi jàmbur parce que mun nañoo wax ne sax rey nañ ko because nit ku ñu door ba jeexal ko gaañ ko so xam nga ne am na yeneen peine yoo xam ne dafa nekk si biir yaram inside the body am yoo xam ne yooyu daf ko affect tomorrow understand nga so léegi government bi dañ war a jël action mooy ñu dem arrest foofu noonu dañ yóbbu even 10 trucks sax dañ yóbbu ñu dem paako arrest ñëpp nag ku ñu suspect vidéo yi ñu fa jël ñu fa gis ay rasta yi ni nañ arrest gaay waaw suñ ñëwee yëpp dina leen because ñii lack of awareness bu ma nekk di wax mooy ñaaka xam bi la ak xam-xam bi ak ñaaka eewu bi tamit bokk na si bi ko lu xam mooy yow police mu fa moom téye arrêté na borom moto bi mu ngi noonu di wax waaye ku paak moto bi nekku fa kooku dafa am lu ko fa akloo moom mu dem si mission boobu noonu waaw police bi ñu di bugg a wax ku nekk si biir moto bi comme lu ñu wax kooku mu wula waaye dafa taay jox ko nomba bi mu kool kooku ne ko maa ngi ñëw kooku bu mu ñëwee mu commencé wax moom gars yi nekkuñ di ko déglu commencé di ko dóor loolu mooy lan loolu yëpp mu ngi xew foofu noonu te police ba am fa respect kuñ police bi so government bi dañu war a jël action boo xam ne very serious action pour nit ñi war a xam ne government wala loi sécurité dañ war a respect gars dañ am seen ceeb so dañ war a di government bi dafa war a set sample boo xam ne pour ëllëg ñëpp di moytu understand nga kon lii mooy ñoom dañ jël loi bi def ko seen boppa moomee ko di def doole di def lu leen neex maay daal soo xoolee disgrace suñ sécurité bi police bi dégluwuñ ko after faale wuñ ko sax war ta demee noonu soo moo tax nit ñi am na leneen lu nekk si seen biir loo xam ne ñu ngi ko mbuboo ñëw si stress mer boobu noonu ñu def ko understand nga waaye warutoon a demee noonu téye nañ kii ne waaw xale la amee dafa saate xale dafa nii dafa nele den alhamdulilah police ba fa nañ dimbale police bi def liggéeyam comme noo ko waxee daal loolu moo gën a ko ba ñu am évidence bu set understand bu dee dañ ko war a dóor officier yi police yi seen liggéey la dinañ ko dóor su fekkee dañ ko war a rey seen liggéey dañ ko war a rey waaye du ñun because léegi luñ def nii suñ ko su teewoon ñu ko rey nañ innocent koo xam ne nii tak njabootam te xale yu bëri yooyu noonu kan moo leen di teg ci difficulté buy xew ni dëkk baa ngi métti kan moo leen di ñëw di leen di dundal understand nga so suma doom li nga wax loolu mooy dëgga dangay gis ne ñii
liñ naroon def noonu kooku definitely dañ ko bëggoon a rey because soo seetluwee moom crowd bi ñëw foofu doole bi ñëw foofu it was too much police yi pour ñoom dina doon very easy ñu dimbale police yi bu dee ñii sax dañ bëggoon a bañ sax pour arrest leen yóbbu leen loolu lañ war a def waaye kenn war a jël loi bi ci sa loxo yow nga foog ne yaa fi gën a am doole di def lu leen neex loolu foog naa ne loolu waruñ ko def comme ni ma ko waxoon fii bu Sumbala problème yi yu bari moo fekk fa eko diggante ñoom ak APRC about 2 times waaye nekkut waa bu Sumbala yëpp nekkut waa bu Farato Yundum waaye problème mu ngi dee foofu this kind of crimes mu ngi xala bari tuuti so man ma ne li nga xam ne dafa xew ñëpp gis nañ ne waa bu Sumbala ñoo dem ak Farato wheresoever you call it however you gonna call them ñoo dem attaque waa ji vidéo yi ñu fa police yi ñu ngi xamee gars yi dañu mën a xamee some of them dañu war a exercise seen duties ñu seet kan ak kan ñoo fa involve let them go and arrest them pour won leen ne loi joxut kenn ne nga jël loi ci sa loxo ma ne mun na am ni ñoo xam ne ñu ne waaw because léegi dañuy sàcc doomi jàmbur yi fii loolu moo tax waaw ba tey soo leen demee ba jàppa nit kooku moo leen war a dimbale nag pour wax leen ñan ñoo nekk ci loolu yéen soo leen reyee kooku naka ngeen a xamee kan ak kan ñoo bokk ci diir bi ba pare ma ne ci soose la mooy laaka ñu koy dégga ñu soose laaka soose nga dégga soose mbaate wolof ñoom war nañ xam ne kii Gambien la of course ñu waxtaan ak moom it would be very simple li nga xam ne dawut moto bi mu ngi taxaw du moto la war a dem pour waroon a jël pour mu daw moto la war a jël waaye moto bi ñu ko soroon kooku mu ngi fay taxaw ak police mu ngi wax yow nga ñëw fële rek di stade di ko dóor ma ne xam nga lay lan la suma doom xam nga li what is the problem government bi nekk fii Gambia fu mu nekk nii these people it seems they are lacking control security control la wax ñu ngi koy laak because youth si amoon problème ak gars yi tamit boobu ñoo nekk another problème dañu daal dem taal néeg somewhere loolu taxul ñu jóg nii de waaye façon problème yii su continuer mooy nit ñi dañooy gën a am fit lu xew rek ñu jël law into their own hands loolu xewoon na wana sax te lii mu ngi woon ne ñu ngi disrespect our security they have to respect our security officers man li waral loolu laa xamut 22 years man musuma gis façon jikko yi nii Gambia something is going wrong very wrong ma ne bu dee APRC militant ñoo defoon lii dañooy dem ñu arrest leen government yi loolu lañ nekk this coalition government loolu lañ nekk di def ma ne yes my dad wax ma la su dee APRC ñoo def action bi ne wax ma la dem arrest ñooñu sax militant si foofu noonu de waaye suñu parti leader bi tax dinañ ko arrest am dégg yow dinañ ko ne bu ñëw custody bu ñëw ansa bu na dem custody dinañ ko oolu am telling you xam nga man loolu def bu dee APRC ñoo am ay loolu la di nga dégg oo nañ ko mu ñëw ansa correction allahu akbar waaye justice buñ am si government bi waaye suñ mbokk yi dañ war a bàyyi seen xel xale yi war nañ xam ne loi kenn du koy jël ci sa loxo police ñoo fa nekk mun na am ñoo xam ne dañu war a waa police yi soo amee kees nga dem foofu comme ni ma ko waxoon fii rek duñ la def dara déedéet loolu du sa liggéey yow nit ku tooñ police nga koy yóbbu ñooñu suñ ko arrêté after soo leen war a dem court ngeen dem court loolu rek la waaw jeex na tak loi bi benn la loolu rek la loolu loi bi aate kenn amul droit boobu sax di dóor nit amul droit boobu di dóor nit loolu war nañ romba ci façon yi noonu sàcc soo leen ko jàppee Gambia sax jàppaleen ko yóbbu leen ko ci police simple as that
Wow. Because loolu soo ko bàyyi xel de di nga dem rey somebody innocent person comme kii defu dara. defu dara. ba pare politiciens yi ñun APRC diaspora de dinañ wax lii de ñun we are te ñooy against li xew Busumbala ni ak Farato correct kum nee na nga ne ku bugg nga ne ñii daal dañuy politicize non this is man bi ku def li ki ñu def li man xaw ma APRC la xaw ma du APRC don't care human being la Gambian la at the same time liñ ko def ni correct the government have to take a step and punish those people the people responsible they should do it te su ko defut li ñuy wax fi affaire Haruna Jatta every time bii tamit nañ ko remind every time this government ñun ñoo ñëwoon ne dinañ jox sécurité ma ne sàcca xale Gambia boobu fan la dee am fan la doon dee am this government they don't have nothing to you know pour dimbala ñun doomi Gambia when it comes to security I believe loolu foofu fa lañ toll ñaata nit ñoo dee Gambia doomi masa bi mu jógee foofu noonu ba tey how many people so still things are happening taram fambuliyalo ñinti man di ko ka fe taram fambuliyalo ñinti ñoom liñ def li wolu taram fambuliyalo dañoo jël lu leen neex ñu def ko lu waay ne rek defal loolu mënuma ko understand so mbokki waa APRC gis ngeen ne suma doom network bi mu ngi demaat waaye waxtaan bi mooy fii li ñuy waxtaanee ni dembala lii xew Farato Busumbala Farato foofu noonu tiye boori borom moto benn moto la mu ngay dem comme ni ma ko waxoon rek ak doomam yi nekk ci moto bi ñu ne kooku dafay sàcc nit comme li xew nii ci in Africa as the Gambia waaye loolu taxut dangay proof loolu soo ko proofee tamit ne kii loolu la de dafa sàcc xale yi nga yóbbu ko nag yóbbu ko ci police station bi nearest police station bu dee police yi nekkuñ foofu waaye police yi ñoom fa ñi ñoo indi interroger kooku di ko question ngeen ñëw di ko dóor loolu mooy lan lii du yoon ñun waa APRC ñu ne APRC diaspora ñu ne lii correct government bi seen responsibility la ngeen make sure ne bandi yii ñi def lii bandi yooyu ngeen dem locate leen find out leen bring them to justice comme ni ngeen defoon Kamfenda foofu noonu ñaari groupe ñoo doon xëccoo rek doorante wu ñu de kenn doorut kenn waaye kii dañ ko door ba pare suma doon dañ war a jox ci treatment waa ji dañ ko war a cancel du yaram rek de brainam bi sax xelam bi because lii kii dafa dem ba mu gis ne moom te moom dina dee dem dinañ ko doon rey so xel bi it's already gone understand nga dafa traumatise xale yi ñi fa nekk ci moto yi ñooñu yëpp dañ leen war a jox professional counseling dañ leen war a treat ñooñu faj leen comme ni ngay fajee nit ku am malaria brain di noonu nga koy def understand nga suñ deful loolu xale yooyu yëpp dinañ am problème suñu yàlla su leen dimbalewul because dañ tiit xale yu ndaw yooyu gis ay crowd ñuy door seen papa this is very serious Gambia this is very serious seen doom yi yow sa doom 2 years 3 years 4 years 5 years ñu gis dëkk bi yëpp ñëw pour rey seen papa yuuxu yooyu xale yi ni ñuy yuuxu allahu akbar this is very serious I think government should take this thing very seriously especially Minister of Health seen section boobu noonu war nañoo taxawal famille bi bu baax a baax ñu dimbale leen man loolu suma concern la lii suma concern la definitely it's a concern to me suma concern la pour seen psychological effect boobu noonu aftermath of the event démba ni mu mën a cause foofu noonu so loolu moo tax daal programme bi ñu ne tey ñu ñëw waxtaan ak yéen ci lii woon nañ ne ñun waa APRC Diaspora Radio lii lu xew ni Gambia ñu ngi koy ñaawlu trop waaw ñu ngi koy ñaawlu suma doom bi line bi dem na waaye léegi neen ñuy def nii ñu close programme bi ñu ne leen fi ñëwal naa ko tryat yéen tu ndas ne dina ko mën a dugal ñu mën a close programme bi APRC Diaspora sew ci am alhabaji Saudi Arabia auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بعد ngolu alnal بعد malam sewu jam APRC Diaspora Radio
dole natale jam bi ñing arjuma longola on the 13th of December 2019 nata jang nalbina kacala kaca men keta na Gambia ku kacati badin kacalo mo ngawa ndimma so do layno to natale bina dumna kaca ko no damandin dom pro kolbe ke ka Gambia ko sako kurun ko men keta kombo kono farato nembri busumbala temaji min keta fondin kemiyalon ko iko a ninkumu anen dindon lelo silo kan mol nata je ala moto kono inata foko ha dinne sunyala la bawo nyuwato kono afrika sunyaro mol de ke yemande bar wo nyaawo nyaama inata kaddo kota walla ka kol ka nyapa kendo nyenka atara kol manata ke wo nyaa o to topi ko nyin kono bina wo tuten nindim male be layno to mo alha bajiti oto ngata bula fana fa al konton o ko la ngara dum topi ko nyin kono suma do alhala welcome to the program APRC Diaspora Radio. Alhamdulillah rabbil alamin ba'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim APRC Diaspora Radio alha bal ko to namu to le contrôle kama satalla dani kayrola la moral kendol momu be dawda alama alayso manta be wala ani tawfik mbokki juliti nak APRC Diaspora Radio alha male na gërem di len santa di wax ne ku nekk fi nga nekk yal na la yàlla may jaama dooli la jaama may ñu wér ak wér de ñëw teg si nuyo bi all forums yëpp maa leen a nuyu ñu teg si nuyu bi suñu baabi maasa yal na ko yàlla yérem doole ko wér ak wér le yàlla may ko jaama may ñu ñëpp jaama suñu jaata honorable Papa Jaata an Rambo an oncle Mayor Koli all executive members in lim yep mom dina bari and my dad honorable Sheikh Jab nuy na la bu baax and my mom ay dafa ak bawani dal EU branch chairman bi and my uncle BMC diko jaajefal bu baax ba my dad jërëjëf jërëjëf suma doom alha jërëjëf ñu ngi nuy Babili Mansa the right honorable Fabaka Topon Jatta the national executive up to the last vanguard of the APRC ñu leen ñu tel ci Aljuma bini on the 13th of December 2019 nuy naa leen comme ni ma ko wax ci soose dañoo ñëw pour def leen programme bu gàtt tey ëllëg waaye nañ ñëwaat ci rajo bi incha allahu rabbi ëllëg su neexee yàlla waaye liñ bëgg a wax tey mooy njëkk bi mooy démba yëg nañ li xew fale Farato li fa xewoon lu doy waaru la li nga xam ne dañ gis driver buy dem xale yi nekk ci moto bi gars yi ne sàcckat nit la dafa sàcc xale yooyu noonu loolu tax na bi ñu dóor ko wala ñu dóor leen benn moto bi sax dañ ko mujjee lakka te léegi affaire yi ñoo feeñ ne du noonu mbaadi ngolu ko nga fañe men doon dimbaale bi jang alhala ya moyle nga commencé maniga kawto folo iko na kombo busumbala min keta je mbele ngaje kunum ya fondin kemuta ala moto lota brika busumbala je ya lota dulato je ngamere nata je ko dindo bala moto kono iko police be nyinin karola ka nyinin ka aka dingol lamu bare fondin ke do funtita mi alon ko wol nata ko to nyante luntan nam molamu iko am mo sunyala lamu inata kanya pa kan ke libaje fo baramaro kana ko ko na moto nyimbala ndenga mere wo ko ne ajibe nkai mob justice o manke kuti mi ko gamben sulata wala hanna dara moy o bara sifa ke luwale bi sa ko police be lañi foto woto yenta police le bulale do ko ke ndimma alhala welcome to the program. Thank you very much my dad alhamdulillah rabbil alamin ya fo nyamin min sin mi incident mi hapunta busumbala tonya abara power ta bake ni fawnata ya ko nyi jibe atata nyamin ibaje la ko dol gambia no liye molbe kamfari nyokama ni ya jibe parce que udo beje ni jibe amanyi besti madama police beje bitu momo ni tena ta to kayla hajola as fara police beje police bala do ko ke kan ite nata da wato be bulu manta adula soto isilo no yela moje yela time da wa man necessary ite police ni yo fay yo bonde ala do ko do ite kala do ko ta andu ite manke police odi wo mu jikla tay ba kambe no la daji ko ndenga je nyami
kuwol hapunta damin andu ndol nga lonne ko jama faato busumbala problème o beje so ngamira ma sakunda fo nyanta wulila ake ila haajo ti nyin dula nyin ako nyin ya investigate kende ke kalo mune be keri nyin dula to ani mune beje ani mo sifal juma le be nyin dula to parce que ko kata nyama amanya na kala no wala nyama madama hanna tar tonyalo stumolo ay dindumol le sunya tonyalo bot say alhamdulillah abe mutole kono parce que police o fele dindumol fele mutobe lori say itol fana yelo kala moy police o be min fola ye police o nyin dema ngame no wala nyan takela karos ka lipa say maji akodi na tina ko ke ko adimol lom afomo dingol lom musunani le babulun tenga information o min soto photo nyala na mari fo loptano ko afomo diamta ngaji loptano ko afomo diamta o sot fo dio dro e video ngawle so ni sai abenyami ni fa yaji minu dunta ni manya ke wala minu yake ani minu rosta ka diamo sai ngodur na dala do be malulal because mo atna ye foreign dile ya famle so wala hapunta nyadi abala fa warata bake ye ifan wandi dimo ifo naka ite fa ifan sun dimo fa yena yelipa ila dimol kamma yalla ngo amanto ngo madat abala fa warata bake de gambeno le nganna jusol nyabo nganna polisol bula yela do ko ke si dema ye do ko ke ni sifa na keta yena ye lo bitu ye polisol jibe jawni ayna ya nininka ka correction aya fo na ko ha dimol lum ha okay ila musul commandina yena nan ala musol yena ni wol be na tala ye sedo ke abe ko inale sai kabirin musol na ta ko iko yes asamba police brikamo police station kabiri yes sambaje after ye kilirol ke musol fo na ta inata identify ko ni muy tol dingol di ni muy chemale de sai ko sai nyaadi lom goto so ñunu mini ya lipa sai luwa ñantam ñunu kala nyaadi le yende sama luwa to correct anyanda kala wala nyama ye momo suteje ndela miro to ye momo suteje ay mari nyanta arrest lale pour sama kamma morsi hakilo to ne momuta alhamdulillah aliyamuta le bitum sai ala bula loi mas ni li paro be police le bakela loi le be li paro kala ti faro be loi le be faro kala bare itul wonte ntela jerodo anyanta kala wala nyama ni wonte albita innocent mole fala comme ça yale panyamina fatan ye mo tonyene ya fa tonyero kan adingo ko mo abala fa be wala de mayta woto Gambiano le nganna giso nyabum kana ros barente ngami sobi tamina molbe am faring ani modol be hameri fitinol la ni sifani ya je walam de parce que molbe silane fitinola ni teftala wo esten han fo kala moto mala parce que dol fo ni ya je wila action fo na mari na tawta fa isila fla mala la ani moto kono jas parce que modol ka ku fanne ya famle ma da nte kabirin audio minu je kabirin ngeje ha ba da mon diamu no fam parce que ci joye fara fitno be sinori mol fele ko e fitno mala ko ya kunin doron nte la jero nga je wala nyama de ma da to malo ja falo alhamdulillah rabbil alamin de ma min folom to nyati fondin kenyi min ketala alma nyo kana ke mola koteke sekonda gambe banko kan ba mo hanna tara sungolom niyamuta luwale bije asamba luwa nyatire wala anda of recent ngajere gambe sungo do muta dundola ya bondi ya city palanteroto ofna mura saboti ya city gilola kala lipa ngamela wo daji ko sifa nyanta wo bulalale tonya dol sa fonni mo sama police ibukala luwa bukatama hani luwa katama la tumando bado ni tama sambayta to wolon kadi jama'a ko fo e ko ne suon ta police ke bula inde man suon sambayto ne man suon muta ya sama police to fon yol bula mo jama'a hanna to fam be ke wo man ne te mo le fa ya fa mo ite mo fa no ni fa la de nyim fonnin ke alal nata molu a ta fon sudra a tanka ni nga banta no je kuno nyimbe ke la ni nga a fota ni la wo ko to avec gambele ni mi sa balete hada ba de yelo ko bo wo nyama tenten fo into no ave wo manke ko de gambe no nyanta min kele daji koti nyimmo ko de men ka amon correct ngo
ndimma nin bo fo nin ke min libati nan addimma do be groupe kilin kono la do yakalam dale wo groupe kono adiamuta wata finte ko e nyimi le patente ate akoto malom ala buro dalem il falle de ngare batte fakile andi ko mumune lon fam no ado malom mumuneti okay that's correct ate bintu moto kono yalla ko birata nata afata farata wala ko sumbala mo la fa fentande fo ko dalo bam a jita pour kata wolto a nyintu moto ko a dindi ngol so atata wala fo jibe fo moto la fo ko dalo so ate wolto police de la commande eta commande sa ata man moto to pour ate ngamre ka amira num fon ko fo ama moto pa kule ba wala ne da commande so police na confront wolto ka nyininga dinno la ka dindi ngol so within the process nyim mol nata mob justice ke kata libaro ke fa la banda ko la banda feka moto nyin ko mala o moto jamale bo responsible sai fo man sa kunda bo responsible la ba fo anyway nyim kulti mi ala ko amandia antela miro asa kundale nyanta wulila ay action ta nyina nyi na moto nyanta so masakunda le ba dala o kola yen ko investigate ka lon jumale be nyim bol koma ha pare je dula amari masakunda nyata step tala ala nyi case la because ma ama chawni innocent ya fahamle as far as police beje ya ona sa pare intela miro je ngamin je dat ni aje nyi usumba farado ite alon je dol apoita modele je opposition la stronghold alon nyin dula to like UDP benyami je moy la strong reality andum problemo bi nyama ke face problemo ini parali problemo soto nunje ini EPRC fana e problemo soto nunje imeta ka problemo create nyin dula to le yalo ko itale modele andum niaje itol be campagne ni kol kama ndela analyze bi ko kabirim sita mirata dala miro mbina wala fola la moy la mo si haklo wala because munatina nyin yudi strong people because wala strong ni itolle be andu ngalo ne yebu jamale ke jandi bina power sacrifice ko te itolle afode itolla foro to de kadi ni mo sare kanyi bulo sare ka keten ka kasake kanyinge kasake fasinke kanyim ita mole afode kabir 6 kilo data sa dela miro dumando comme ça Adam Barrow fera lafta kala party form. Maybe ila mirror do because the ila strong area. Askeno ya mira lefko. Ye silo mi yitandi Adam Barrow la sakif ku jamal ku ila force yeminke for so sai. Afana abina kala pour commencer ya kotoke. Ngamira. Wala tina sai ibe sharing inila bad mind. Ya understand bad suspicion also ya understand ka suruar kami fo nyaaw jort ya famle so ibe sire ni wala na kabiri nyinje ya mirale ayo nyiya yunu sacrifice din bita ya sacrifice parce que na nte nyo be nya nte nyinje la ten hani nga muta nyaaw nya nta ndela ma ta dala ko nyunu mo fara le tabita din mo dala ka sacrifice mais nte ndela ma ta o nyama because na amange dela miroti na doko ti mbuka anene ma fe maybe sa ko ha nyunu minum kam dinu da ke sunya ke wafi maybe it was what sacrifice ko coming podium kamem ibela mo fa ke sacrifice so nyen do na to mon akilo to baake para tumbala usumba kana yundum nyanta to la nyen dulato baake masa ko nyanta septala nyen dulato ndima emin fo nyin busumbala aketa kuti mialon ko komi kadi je kunu akonyi wallahi amanyinya tol ning atara mo ibe ko to luwa be lor banko kan wo luwa nyantan ko wala noma wo luwa yantan noma la luwa nyi banko e luwa le soto andum banko e kantar lalle soto sako police on la abi loren de kiranyinto atol ya tar wo be nyinen karo la munne batin atol kana ako sembe sifa jaay adama de kan wo manke kuti mi alon ko nyanta wole kala
police be nyinin karo la aliyante badla le police o nyinin karo ke fona pareta aya samba police station to ninga man kontan ko nyinto I answer me the man satisfied he still want to investigate as sama police station to alla do ko minta kat loje ka jibero ke ninda kube kuta kabe kele wodla alse police o nyima ko no fam bar moyna ka molli bo nyama alba fala la fa ala kete kuma mon ko yalla ayita wandi dingo tora la ale wandi dingo tora nko wala broda ngamo bibir nga fo nga ala dia mum ya ko nabe groupe krimo dula ko de URR forum o URR forum modo ala broda DJ ya kalam tade ako ala broda la nyint biri ya kumandi to ma kalam tade ila bolon ko ne ma kalam ta mola kumanda ka fa mane kata no soko nga mo ko mole e mole kata mole fa la family ko ako mu nde man mo ba connection ma ay connection ma dara URL forum ko je woto ako ma dale brodal ti ñe gadi no soto gadi do kulale koy ka fa ñamet rek e kay gadi no soto ay molo soto akamenta do ko la fa musu jamata do ko la gadi no ñent wa business man wala kende mo ñent so ñim mu kuti me Gambia ngara ñim mob justice yenta stop la de nim ku keta don al police lu kumandi hannadi ala mari mutale ala muta fo police olina alia hand over to the police in the absence of police mole ko le ke buka mari liba iba muta ya fo law police olina nga police command ni na alia hand over bare ne aje busumbala fana sate nyin amanke immobile ko ma ya sifaki katum mo kende balle di jenga mo kende balle busumbala kono anim farato be bare modol bi jewo ma fola nte malo muno me bare to ka e kayada nyin kusi fala ka mol busa ka ko ke ko min ke APRC no mi fodron bare busumbala fa sate fam wan problème so de bare modol bi jemen ko le problème so busumbala mi farato and wo jiko wo mo si fala ngam sa ko na responsibility lam pour ka make so Gambia dingo di wo luata ka ke fam bulo ko ni yemuta di rakam yesam mala lat otan sa endo mena to ni rolla ngana dum programme ni kono kadal na bade man sew cham APRC Diaspora Radio ala APRC Diaspora Radio Saudi Arabia alhamdulillah rabbil alamin mutan ko teke mbadi ngolo nse dimabula alha du wolla dum don ala ko kum faje ngana dum sura kam fana to demande endi mayni mbara okay man alhamdulillah rabbil alamin walat nan ko farato busumbala je masakuna nyanta action talale parce que fɛn fɛn ni mistake olum ni ya jibe any mi ala ko aka serious banko aka banko jija aka banko mamandi wo problem o ka ke farato ya understand woto nabe o nyama nyanta hakilo tulale ko inene ka moto singol mala farato busumbara nyi highway nyi kana nan like yundu ma fawal inene ka moto singol mala hapunta je inene ka APRC militants or bon fo wandi muso inata muso nyi baramaje very serious hapunta je 2017 when dara Gambia la fa good thank you I nyin ko fana ayna hapun kotoke I was then is very dangerous ya fahamle tonyalom sa dunya be nyame mo jawol ye gol tinyale mote mo lala mola bare ni masake lual nata like fen hapunta police obeje bitu mo nyanta fala alhamdulillah alilo comme ya fo nyame doron ka police nyin tema ay do ko okay but mo manyana rosla parce que if you rose miss and wala keta sai wala keta sai nyin internal pain be tarala to mi alon ka sken wo sala life tinya parce que ka fola liparo wo is not safe and modol if kalabante ata baki ando isi dokota isi neota isi berota yali patawanda amon na kala wala nyama it's very bad ndima oto nyin da hakilo tulale kan fa mi be to itolle ya long bare aku fana ani hakilo ngata ani hakilo la itno be tinori ne mo kana kunin mol dal dengaji ni area to nyamin mo sakuna nyanta step talale mo lota nyim baro la dal amari ni nata tala luala parce que wandi dingolo yi wala montora den ya fambe so akoma nyana tala o nyama ngake sampuloti so that masakunda nyanta action talale so that more masakunda security nyimbu ndima sa respect ndima labai yalon nyen farado ko atambidele ka jube tetide
Kamfenda, those are full of politicize. Yes, I will do that. Nindra wolem. Kamfenda, very UDP Kolu, wala coalition of morning Kamfenda, the no Duntanole. Moneke, it had a Kamfenda, the no le park. Adam Barona Masakunda Kotola, at a former president Koto. So, saying, Ninko Minket, Munana, Adam Baro Manta, I paral Kita Busumbala, the no Kumasaki arrest. And in fact, Munane Mo, video evidence together. And you could make a you understand? Thank you. Because ni mo work e mantra justice time and kan sa control APRC to APRC dingolu manke mola toleti e ko buka taman toluti woto be manza kunda mbe danela ye tamandir kanyum ko to mande ba ko to bando fana fake hakilo bulande kam fenda dingolu not necessarily APRC mollo bare yalla nako foni kono APRC la support la siata woto inata moneke biri wo coalition la mul boto male boto mon celebration sifa le sekan e dinningol ni dunda nyola ye moneke e kamfenda dinningolu ye wollel muta ani musol nin celu ye samba burusubi o kola e sama maytu itate mabo woto so say min kata busumbala kula ye mola moto mala kene bato ani yo se banno jele do woto masa kundale wala kay kan ali wuli ali akoto poto ali a make so nyim mol ali arrest wala eta gela suma do. Yes, thank you. My dad, you have to know what I'm the right, what I'm the fact. Because Kamfenda according to what happened, you told from the offender back, Kadunwan decided a mold attack. Fitno keta, it only order the full trust, Kata Dinumol arrest, Musolke arrest. Ani jang mi yaron ko jang is something mi yaron ko as fitno malano kabila fitno kasta tenne parce que ni jagana ni wol gol keta nyami wol fana ye fitina ye momo sude ni dula to le sude ro ke momo ye ta ya attack wodiol be keri masa kunna ni ye video ni nuta ye du saate kono kamol arrest ye momo sude je ya arrest hani trok tang fo ya samba farato busumbala ni dula to ya samba de ye momo sude je ya ares amari le be jila ka fo nate pana mom de afama be jila ka fo anikari ye ares so e sample set njalo ko mo be security respectable ibajela naketa mo bajela ko selective justice mantara Gambia but abenyami tek ha attention de selective justice le be caring kam fena mo wol ka wol atlet because a jimus fo nyilom api pana opposite kanila johnson ni ibe campaigning so ani jamii yalo ko ajibare wandi niwo ilafto kasara la nyindulato but all they are free no problem masa kuna ma hen action taje and police of mo be nyal wo si witness ko jama imam police to mo ta fenti ale ko yaje imam police of mo ta fenti yela gol ke because mo na yaje ko itolle tam masa kuna di tolom fon fendi ade dolibe wala kala dengaje wala nyama ni yut sol ni post to min tin tam ye nimbe ni kol koma fenne be ni kol koma de mata fenne be ni kol koma mona farata kalabante ya ndima nyen ko nga ko nyame wole because kamfenda minka da Gambia bele aje wol muta yela libla kilim sai minka da farato ani busumbala kuna wolule ye mutale bam ni me muta e kamune batu kamfenda imam video evidence to mamre video evidence be bulu fam bara police ole benu bidum present je wolle nata ka act inata kamfenda dino take arrest o arrest o kola e samba brusubi inata samba nan kate e dundi ngara mile 2 so to say nen ali ajube farato ani yundum barak sans fond tema o man fensi nyen ku sifa dara kerinje molu man rapid forces so to me anke tarala ka foto lato katu nyen sifa se kuba kenu no funding kenyen kunu ngala manka alamanta be wote ase fono aniola wotente ko sai military campo feleje ibalaje tak farato ni wodla ngaman nyen sifa sila kote nyanta mine kelo ye tarea don ka ye police military contact min sutata wodla la kadu gende police ko na birimbi kama wodla yundum be balaje ngara yundum la sutata ni nga calculate no anyam ha wo ko nyanta ko consular bakede
antam korsla kende ke kamfenda la koto ye minke kamfenda e mansilo tamande kun tulla mo tul fe e kamfenda di arrest imagine arrest no ye collection la mul bula woleta ye wole kenu so brito le wor arrest oke ye collection la mul bula woltata tilimbale aketa ko ko mo tilimbale ati sai fara ton ko fele mola moto mala e mola moto jani ye dinno bo se ko jina onko andi min fam fo iko ala body painting yana body painting fo nyun ko to wo tumando wadi ika mandasa bende sa jarano wonde ma bare yin as a psychological problem soto no so nte malon Gambia fo dum ngalo wo facility be tarajele because I don't therapist so le yin abe trauma soto le ibe tarana suto de kan nightmare soto yin ay dan kele momo bi je wodindi won from the chits wodindi momo bi je dindi won from le minno moto kono billahi hanna de man dimba fo de bari action ni kere nyam dindi wol yente jarala yente ike jara nyaade ke talk to them a kind of therapy adila ke bal nyim fo the same thing no because ni wonte abi tara some down 1 year or some point abina murna baka ke hunt so andum ni me akiloto iya se mano akono so this is a serious thing amanga chan kuti minus involved ye dinol bi ye nyabo wala crowd data ko la go dinno ko jobe farala mo nya se mano kono le ke bañi fona ase sono problème sono masa ko ndanta make so la ye right treatment dila ila badi ngolu ala make so mansa kunda ye right treatment ya dialla alla mole ye cancel they should be cancelled kende ke fon fully ni wonte sinin sama as a problem of this as a problem body and psychologically kende ke fon wallahi yes yes andu fenno mi yalo ko ya lipa akumola fo ko ya fara ya baramale very serious andu fo fenno mi yalo ko inyanta proper checking kala nyanta check up kelale ala bala jabu mume inside outside inyanta bela kela because timo ni asitara yele fingo ni wasitara abala jato konoto after maybe in year 1 year or next year ma fola yes to come asina mantor paso to abala jato to atina jato kinda ngalo liparo mambetia ya fambe so fenne ka tamia ko ax masa kunna nyanta sanflo itandila ka nyimol arrest yeah because sade do dama ye mol jaba ko recognize mo dama nyadal findita funyu record audio do jama rastaman tiolten jama finta ye muta ngo compromise man na kala nyindula to ndima yaje longa ndula do fana nga kadu ko te nga frame do sa foko mine minke baaw dinni sunyal siata gambe fen sunyal siata gambe ndoko ha wo siata bare temmo minne ya mutafa alota inyanta amutala ya make so police ya samba ya interrogate pour nindra itolbe wo sunyaro le kono tebe nyimmo bolle kono aseringo nyin tandila jamani be involved in the deal is always mutono but ni enyin donta ya fa kati tole min ko nya fa fa la no ni ga fa to wala ni tra dilo be ke be jamani mutala ko teke abanta so man ke ite mo mutala je andu sai minu ba ko ne balo na le bela planol fali na ko teke yela ko ko tine so atetanna it's very wrong barka bake kunim bali ale be siari mo dol kono nyimol sifal kunim bali ale be caring lack of education wala lack of awareness ntenga ade wala nyama parce que mo nale ni sifa sodo den al nyanta kala nyami trop nyimbe dami because nemoji abe kula adam manden anu ajama akake ken wo tim wo kolo wodo nale kilimo muta al nyanta fere kala le kanyimol be mutanan ka be wipe out bajala nale fitarango ke al be dulal no be fintin dino al sidaha wala karo sen kamari tin sunya han yadinga ya taraje fa abe dimo nyi abaka na tay kanne al ya mutale alhamdulillah bitu kai ala muta al kana fa ala samba ka investigation ke presso ke ala ka police kende ke ay isali ay diamu femo fembe mabuna ay abe fona ay mingo mi fondoro alta mutana ay mingo mi alta
kolbe bannale tenne ngolon ko tin dimma me ajibe kende woni ko musu anala muso na dimbal nanyim fata yum lamu ne man gambe tora man dimbal tora e mala muso tora o tan sa mbe tepo ni rola do na muri na adul sura account to alna badi ma se cham APRC Diaspora Radio alha APRC Diaspora Radio Saudi Arabia mal tentu lambal jayila ala lamol ko nyanyi malika gambia be ngane kilenti alin kana ke nyoy fisir walloti APRC Diaspora Radio alhamdulillah rabbil alamin suma mbokk APRC Diaspora Radio sew cham ñëwaat nañ amna suma doom bi ci lamb bi comme li man ko waxee rek event bi won demba bobu la ñëwoon duga wax ci tuuti ñun suñu xalaat lañ wax waa Gambia ni léegi des na si yéen tamit seen xalaat waa ñun suñu xalaat mooy situation bi xew faaraato bi driver bi kuñ téye ni dóor ko taal moto bi ñu ne moom daf doon sàcc xale fekk loolu dégga su nekkoon dégga sax dañ ko war a téye ñëw jox ko police yi mu mun a wax ak police yi xam fan la mbir mi toll ndax dégg la ndax du dégg bu dee dégg la ñu yóbbu ko ci yoon ñun loolu nañ ko gisee te defuñ ko waaye fu mu nekk nii police yi am nañ vidéo bi war nañoo xam kan ak kan ñoo involve ci situation boobu noonu ñu investigate ko ñoom tamit ci loi woon leen ne loi am na ñu koy doxal ci réew mi nekkut youths of Busumbala foofu noonu ak Farato nit ñi dañ wax ne waaw xam nga lii youths yi tamit. Suñ deful loolu déedéet amul li ngeen ay def soo leen téye nit ki sax même sax sàccakat la mbaate dafay sàcca nit pour di xale yi di leen jaay xam nga téye ngeen ko jox leen ko police yi te ba pare kii sax police yi ñoo ko téye ñoo ko gis ñu ko doon interroger ñun ñu foog ne kenn amaatul dara da nga nay taxaw nga xool leen nga déglu jeex na loolu rek lañ yuut si mën a def foofu noonu waaye waruñ dem di take things into their own hands ci seen own loxo bu ko doxal luwaaye Gambia loolu du dem suma doom nga dugga foofu noonu ñu mën a tij programme bi tey den ëllëg incha allah nañ ñëw ci rajo bi APRC Diaspora Radio nañ ñëw fi sew Cham Alha Baji ak ñeneen APRC Diaspora Radio team bi yëpp nañ fi ñëw ëllëg incha allah rabbi suma doom welcome to the program back to the program suma doom welcome back to the program jërëjëf comme noo ko waxee rek mooy dëgg bi parce que soo seetle lu xew fa Busumbala nii lu fa xew warta demee noonu mu ne soo seetlu lu xew ni Busumbala ko ma doon wax warta demee noonu xam ngeen ne seen laay ni baro yi demaat na Gambia loolu mooy wax bi suma doom bi doon summarize rek mu ne comme ni ma waxoon fii rek ni demee ni Busumbala gars yi dañ ko doon war a def leneen la ko doon mën nañ ko def leneen daal that means ñu dimbale police yi taxaw seet bu dee police yi laaj nañ seen dimbal ci anything information wise bu dee ñoom mën nañoo provide information mën nañ ko su dul loolu police yi su ñuy def seen liggéey dem leen seen toppatoo seen soxla ngeen bàyyi police yi def seen liggéey bu leen jël loi bi ci seen on loxo di bëgg a def naka sudul noonu ñun waa APRC Diaspora Radio lii mooy suñu xalaat ñoo nañ fi waxtaan ak yéen su neexee yàlla comme ni ma ko waxee rek ëllëg nañ fi dugga suma doom bi line bi dañu di kii jam fa disappoint already waaye programme bi fii lañ ko emal ba next time comme nga faale ñem baadi ngo tulu nga jimen APRC Diaspora Radio nga ñim ko jiwe ñemin na wala ñindi ko min kada Busumbala ko ngani farato blato amma ñene kila yaya jagana ngamira yahya jagana ye mim mutaje ka liba ka wala kan ka di ne sunya ando amantar kewo nyama hanna ta wala fambe keri ni ala mari muta imman nyenna ka luata ka siti te fon to kumoto ikoyte luwa tamandila wote bennola katu luwa manke to kun to fenti amanke te tati anda manke mo kilin tati gambe la mansa kunda luwa maral wolle ka luwa tama wolbe luwa tama la alnge bole luwa tama ndi sako police nata ibe fondin kenyi nyininkala aka dingol le woto police nyata munekena ye ala bari ko commandi ya sama police station to bari ko na dinol ni identify anate fon isalon ko ay min fofo to nya nin to nyante
ya allande malan ka sama laatu fo luwa ba sambala kitiyota ɗum men a yanta tamala woni kamɓe di wonte ko ñante bola ñiññapin kanna kuoltula ka ñapimol kan ka feka luwa tamandi ala fa ala keten tolo ko womo kultimiya ko toña a mañana kila wo ñambadi on o tan sa en toon min ketan na badi mala mbe duwa danira moɓe alsi duwa e fo mari masatalla sa so sumi ala ko to sonde mo fana so sumi ala dindigol min fana ɓe jee min mo toñin kono akana ke bata sonde mo kurante akana ke sonde mo sasati akana mo batandi kono kato ñinko kata ñemen den aka no kan jamal le soto ning akata mola kiji faro nae maso kiji faro mi anko fondinke atata fa akala saya sera mari masatalla ta tankan jalaye ma wo ko katare hakilo ko nasra ko jasenole man sakunda ngamere nga fono na audio do tude nyanda yahaya jangana ne momo benta momo ko ko ne mo toñin kono ye be samba ye council ike e kacha nyonde ke jara breno nyin kala ko nyin bondi system o nyin kon ne wonte aka mo batande le sinin sama to mbadi han sai al na badi man sebu cham APRC diaspora do to le na dale jambi na kachata ñen December karo tiltang anin sabolar jumalungala de sewu cham nin dimmase alha baji Saudi Arabia utan sai mba falale ko sama wat ko ten nalbina radio to janne be kacha dol fana kala banko la ko wala mini alon ko kummayata al nimbala bak APRC diaspora do this is sewu cham